up in the morning time. Nico di la jox good vibes. Ndekki lu neex tàng jër. Sud FM mooy number one. Ndekki li man moom laay déglu Sud FM. Salaamaaleykum Sénégal, man la Beydi bi bu bees yaa ngi ci émission Ndekki li ak Mame Nicolas Imam Maodo Faye jërëjëf. Alors Mongo 98.5, le choix de la différence, Sud FM, la première radio d'information du Sénégal. Bonjour, comment ça va chez vous? Ça va très bien chez nous, merci beaucoup. Un plaisir de vous retrouver comme tous les matins dans votre émission Ndekki li, émission Nandité, vous qui êtes un peu partout au Sénégal, mais également sur l'international. Jërë ngeen jëfati ci ànd gi ngeen di ànd ak saa su ne, la première radio d'information du Sénégal. Xam ngeen ne Ndekki li saa bu ñuy jeexal semaine bi dañuy jeexal semaine bi en beauté ak gan yi nga xam ne dañu leen itteel bu baax a baax ndax actualité dañu koy faral di def bu baax bokk na ci gan gi nga xam ne maag oustaz Maodo Faye moom la noo dalal tey mais laata ñu koy introduire kon li may def mooy oustaz Maodo Faye dellu di la nuyu di la béggee di la ziar ak di amati mbégte salaamaaleykum. maa ngi lay nuyu Nicolas di nuyu gan gi après nga introduire ko wala ma tudd ko parce que defe naa ni Sénégal gi yëpp wërngal kàpp kenn dootu ko fi di jëmmal ci kanamu kenn maanaam ni ko wolof di waxee. tey nag ñu am gan gu mag goo xam ne gi dañ bëgg a waxtaan ak moom ndax ay jaar-jaaram également ak itam ci ay mbir yi nga xamee ne mi ngi koy samp ci penc mi loolu lépp daañu ci dikk léegi di nuyu également taximan yi ñu ngi may lay laaj souvent naan ma yow ñoom sax ñooy taxaw de naan ma sëñ Maodo nuyu Nicolas dañoo baax rek waaw waa Kaolack également ñu ngi lay nuyu waa Louga yëpp ndax synchronisation bi mooy tax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dëgg la jërëjëf oustaz Maodo Faye ñu ngi ko sant bu baax di ko gërëm di sant bu baax di gërëm mbooleem soppe yooyee nga xam ne saa su ne ñu ngi ñëw bàyyi xel ak di ñu topp yooyu soppi sax maa ngi leen naan ñu ngi en direct suñu ay réseaux synchronisés Sud FM Thiès Sud FM Kaolack Sud FM Louga et cetera wante it en direct ci sunu digital puisque ñu ngi en direct ci YouTube ak Facebook jamono yile sunu gan gi ñuy dalal tey mooy docteur Babacar Diop ku ne docteur Babacar Diop ne FDS lay gën a waar moom la noo dalal tey FDS lay gën a waar nag jamono yi oustaz Maodo def na actualité parce que gars ñi dafa mel ni FDS lay gën a waar ndekete yoo li coow li bëri yëpp ñu leen di dégg nii ndekete amuñu récépissé maanaam bu ñu yeboo ñu ne kon officiel ñu ñoom benn instant léegi loolu dëgg la am déet xanaa ma bàyyi la rek nga introduire loole waaw xam nga loolu moom xam nga moom mooy ndey mbil gi moom bu toogee dana mën a leeral lépp quoi mais nag war nañoo xool tamit Babacar Diop également parce que du xam nga mbir bu amee ki tax mbir ma am ka tax mbir ma am war nañoo xool mooy kan aussi parce que Babacar waaw loolu dinañ ci ñëw danañ ci ñëw léegi gën a itteel mooy à chaud nii li nga xam ne mooy actualité bi mujjee wàcc ci docteur gannaaw bi ñu la nuyoo FDS lay gën a waar donc finalement vous n'êtes pas officiel bonjour. mais kon kay man nga bàyyi ma continuer sama laaj bi rek. waaw non ba ñu enchaîner ci loolu d'abord après ñu dinañ ñëw ci parce que loolu laa doon dikkaat mais dama doon introduire waaw ayca docteur bismillah bon bismillah benn la rek. bon salaamaaleykum maa ngi nuyu auditeurs u Sud FM yëpp yi ñuy déglu ci Dakar ak biir réew mi di la nuyu Nicolas di nuyu El Hadj Malick Maodo am sama mbégte bu yaatu ñëw ci institution bu mag a mag muy Sud FM di mu représenté ci média ci réew mi oui FDS les Guelwaar ne nga amagul kayit mais dama lay fàttali ni Cheikh Anta Diop bi ñu ko bañalee récépissé lu mel ni li ñu daloon daf doon wax ni gone judd na lu yàgg di doxi soxlaam ci amul kayitu judd waaw donc ñun bi ñu génnee parti socialiste dama amoon yéene tabax parti waaye du am récépissé rek am récépissé yomb na ndax 400 partis politiques ñi ngi Sénégal 400 récépissé di nelaw man am aw këyit wu ñu tudd récépissé tax mu woon a jóg ñu ma àndal xam nga lu ñu taxoon a jóg tabax parti bu ëpp doole ci histoire u Sénégal PS parti soo ko waxee da ngay wax jaar-jaar da ngay wax xam-xam mi ci jaar-jaaru réew mi loolu moo doon suñu mébét ca jàpp naa ni parti boobu nga xam ne moom lañ bëggoon a tabax yàlla mu ngi ñu ci sutural ñi ngi koy tabax FDS mi ngi màgg ci biir réew mi ci diaspora bi ay junni xale ak ay jigéen tey jii ñi ngi ci parti bi récépissé bi nag moom jafewul ministre de l'intérieur Antoine Diome mi ngi may dégg moom xam na ni dinañ am suñu récépissé moom xam na ko bu baax a baax. ndax malgré Mor ak Guelwaar beeg yëpp.
non moom xam na ko ne xam na ni moom fi ñu toll nii day jouer rek. parce que gis na ni FDS di màggee moom moo ko xaw a tiital ak ay service am am na ci yoo xamante ni am na fu mu dem Thiès gars yi laaj ko parti bi mu ni ñooñu dañ leen war a càmbar bu baax a baax donc ñun xam nañ ni moom day jouer mais moom xam na ni mënuñu xañ suñu récépissé ndax kii xañ FDS récépissé am juddoogul moom loolu. mais est-ce que xam nga ne Antoine Diome ministre secteur bi ñu ko jox ci gouvernement bi ñoom dañu am information intérieure. waaw mais il a la police il a la gendarmerie les enquêtes et tout xam na la bu baax comme li nga wax léegi nii. Antoine moo la gën a xam FDS waaye nag na xam ni FDS jombos bu tàng la de. ah bon. FDS pour ñu leeral mbokk yi ñuy déglu mooy force démocratique du Sénégal ngeen toftal ci les Guelwaar boobu nag waral coow yi. ndax gaa ñi nee nañ bu ngeen dindi woon Guelwaar gi sax ñu jox leen récépissé mais yéen itam nanguwu leen dindi Guelwaar bi lu tax. mais parce que Nicolas xam nga réew mi itam yow yaa ngi doon la ko jàngal professeur parce que charte réew mi dafa laaj. ne booy samp parti. aw askan aw xeet wàllu diine. yooyu bokk ci. te Guelwaar nag damaa xamul bon am na ñu ne Mandeng la am na ñu ne Soose la je sais pas après yow nga joxoon ci ay leeral mooy ay jàmbaar lañ wala yu demee noonu léegi su fekkente ni charte réew mi dafa ne lii bëgguñu ko mais dindi leen ko rek jàmm na ñooyu. Maodo man jàngalekat laa. oui. charte réew mi lan la wax ci article 4 de la constitution. il leur est interdit mooy parti politique yi. bu ñu leen a mandarga ethnie. non mooy aw xeet. voilà race. askan wi. diine. aw làkk. wala góor ak jigéen muy sexe. jigéen ñi rek mënuñu taxawal parti wala territoire. ñun defar nañ benn commission bu mag ñu wax leen nañ recenser ethnie yi am Sénégal yépp ba démb ci guddi de liste bi ñu joxoon gisaguma ci ethnie bu tudd Guelwaar. wax nañ leen recenser langue yi ci réew mi yépp ba démb ci guddi de commission boobu génneeguñu aw làkk ci réew mi wu tudd Guelwaar gis nga Maodo Nicolas Guelwaar mi ngi jóge ci baatub malenke bu ñuy tuddee Kele Jaawaru Kele Jaawaru ñu ngi koy wax ci français ay jàmbaar lañu woon ay xeexkat lañu woon du woon groupe ethnique ñi ngi nekkoon dans le Niani de Sundiata groupe la woon de guerrier ay xeexkat ay jàmbaar yu mag a mag ñu dem dans le Gabou après ñu ñëw dans le Sine dem tabax nañu ay royaume yu bari ay dëkk yu baree bari mais Mandeng yooyu ci boppam après dem nañ ci séeréer yi après am nañ ci wolof yi après dem nañ ci Haalpulaar yi après wër nañ Sénégal yépp Maodo Nicolas xam nga ni am na benn teeñ di Bawol boo xam ni Guelwaar la woon Makoddu Fall am na Damel du Kayoor Makoddu Kumba boo xam ni Guelwaar la am na ab Buurba Jolof boo xam ni Guelwaar am na Mansa du Badibu boo xam ni Guelwaar am na benn Mansa du Baar boo xamante ni Guelwaar la kon Guelwaar benn xeet moomu ko benn askan moomu ko ca loolu lépp sax dafa sori xam nga lu am solo baat yi dañuy judd dañuy màgg dañuy dund dañuy am ay signification yu bees nu ñu leen di tekkee ñu bees gis nga depuis film Guelwaar ak taxawaayu Guelwaar ci film bi njàmbaarte Guelwaar dafa am signification bu bees baaraam bu ñu tàllal ab joxoñ la xam ngeen loolu wante juróomi baaraam yi ñu tàllal yalwaan la mu ni gis nga réew bu fekkente ni li muy dunde ak di ko woddoo mi ngi ko yaakaar ci réew ni moom gis ngeen réew mooma li ko dale ci doomam ba ci ay sët sëtaatam benn kàddu rek la ñuy xam laaj leen ma ban kàddu jërëjëf jërëjëf kon depuis film Sembène Ousmane Guelwaar mooy lan mooy kuy bañ Guelwaar mooy kan Guelwaar mooy ku bëgg réewam Guelwaar mooy kan Guelwaar boo xam ni moo naan juróomi baaraam yi ñu tàllal di yalwaan suñu réew yi di ko yalwaan tubaab yi na juróomi baaraam yooyu wàcc ñu bëgg suñu bopp fonk suñu bopp liggéey suñu réew ba gis nga li ko dal à la fin
dañ ko boom ndax lam doon wax D'accord. ñun njàmbaar googu moom ngeen di xalaat yooyu loolu mooy Gelawaar Très waaye du ay affaire Très bien. waaso ak Toujours est-il que malgré explication yi nga joxe nii yëpp récépissé bi moom nangooguñu ko jox FDS les Guelwaar tant que Guelwaar boobu dañul léegi yéen da ngeen ngoy fi ngeen ngoy ministère de l'intérieur ngoy fi mu ngoy quelle sera la suite maanaam bu fekkee ne yéen dañ leen bañal récépissé bi te du ñu ne leen du fi mës a am lan ngeen di def. ci xeex la ñu nekk d'ailleurs dinañu organiser FDS les Guelwaar un grand colloque semaine prochaine ak ay boroomi xam-xam yu mag ci wàllu histoire xam réew mi xam caada réew mi xam nañ la réew mi taxawee ci baatub Gelawaar boobu fan la jógee nan la duggee ci askan wi nan lay signifier ba ministre de l'intérieur xam ni fi ñu taxawee baaxul beneen bi dëkk bi aussi Antoine Diome moomu ko dëkk bi dafa am ay tribunaux am nañ suñu avocat dinañ attaquer devant la chambre administrative de la cour suprême décision boobu ci am nañ ay arguments scientifiques xam nga arguments scientifiques yooyu dama doon waxtaan ak professeur Bouba Diop bi nga xam ne bokk na ci ñi bind histoire générale du Sénégal mu ni ma bu fekkee dañ leen a bañal Gelawaar nañu bañ Sénégal ndax Sénégal xam nga fu mu jógee El Hadj Maodo mi ngi jóge ci Siin Ghana Siin baatub séeréer la Ghana baatub soninke la Siin Ghana mi ngi ciy jóge baat yi dañuy judd dañuy màgg dañuy voyager mi ngi mel ni français France ci lan la jóge ci les francs la jóge franc donc li am solo du am solo mooy au-delà des repères historiques c'est vrai Gelawaar baat bi mi ngi jóge ci Ghana du Mali de Soundiata dem Gabou c'est vrai Sine Saloum Kayor Jolof mais li am solo dëgg mooy Gelawaar lan la ñuy fàttali mooy valeur yooyu vertu yooyu nga xamante ni moom la jikko yu tedd yooyu nga xamante ni moom la Gelawaar lamboo est-ce que sonorité bi du poser problème parce que xëy na li nga wax ne historiquement ay jàmbaar lañu woon ñi nga doon xamee soo ne Gelawaar moo boobu ni muy duggee ci nopp sénégalais yi est-ce que tey jii beneen askan mënu woon a tudd fii tamit lay jàmbaar bon pour faire la traduction wala beneen partie tuddaat tamit gaynde yi bu yàggee à la limite. mais ban problème moo mën a am ñun dañu moom suñu dëkk war a tabax suñu dëkk ci li ñu moomal suñu bopp ci suñu aada ci suñu cosaan lu tax boo indee ab baatu tubaab ñu ni ëskey suñu tibbee ci li ñu moomal suñu bopp li nga xamante ni mooy suñu tradition mooy li nga xamante ni ci la ñu nàmpatal buñ ci tibbee ngir man ci tabax suñu ëllëg ci boppam ñi indil ñu ay affaire u débat yi nii loolu mooy wane ni ci boppam ñun ñu ngi ci colonisation. waaw mais da nga wax benn kàddu bu xaw a doy waar mooy bi nga ne Antoine Diome moo la gën a xam ne waaye day kii nii rek maanaam day kii nii rek. waaye dana ko joxe récépissé. waaw dana ko joxe est-ce que certitude boobu yow lu tax wax loolu. mais man il peut toujours refuser. bien sûr Antoine kañ mën na toog fi bu toog tamit ne moom moo gën a xam ne. du mës a jot récépissé. mais xam nga lu tax. oui Antoine amul argument. ah bon dans cette affaire là. jusqu'à présent est-ce que communiqué na wala ay services am sur la question Antoine ñimewul jàkkaarloo ak sénégalais yi je lui lance un défi. ah bon joxe une explication sur la question. clair ñemewu lan ngay wax Maodo Gelawaar ethnie la Gelawaar waaso la Gelawaar làkk la da nga xam làkk wu ñuy wax wu tudd Gelawaar lan ngay wax Sénégal affaire politique la niñ ko bañale woon Cheikh Anta Diop. bañale woon ko Idrissa Seck mais ñoom ñi ko bañaloon Idrissa Seck. ñoom ñoo ko mujj jox seen récépissé. après Antoine Diome laa wax moom ci boppam. xam na ni déjà bon. moom ci boppam xam na ni FDS dina jot ay këyitam xam na ko bu baax te moom xam na ni kii tee jot FDS am këyitam kooku juddoogul moom xam na ko. très bien docteur Babacar Diop bu FDS les Guelwaar vous allez da ngeen ma jàppale nag parce que on a très peu de temps et on a beaucoup de questions li may enchaîner rek mooy une Sud Quotidien bu tey. D'ailleurs sama laaj bi ci topp ci la doon ñëw puisque Sud Quotidien tey dafa xëyee unité de l'opposition sénégalaise l'impossible entente loolu la Sud Quotidien xëyee tey muy opposition bu Sénégal ak seen déggoo mi nga xam ne gars yi nee nañ déggoo beeg jubóo bi dafa mel ni mënta am fu mu nekk nii opposition boobee nga bokk est-ce que coow lii bi mu juddoog léegi sentir nga jàppale ak opposition bi parce que gisuñu benn réaction ci opposants yi nga xam ne par rapport ak Gelawaar
jàppale nañ la ci waaw wala déet. est-ce que am na benn solidarité. voilà pour ci combat bi nga voilà. waaw wax dëgg yàlla am na ñu ci jàpp nag Khalifa Ababacar Sall wax na ci moo ci jëkk a wax d'ailleurs le premier ministre Abdoul Mbaye Bougane Gueye Dany Thierno Bocoum donc waa PDS yi barki démb vraiment seen directoire bu mag vraiment recevoir nañ ma ñu wax ci vraiment ni dinañ rendre compte président Abdoulaye Wade Karim Meïssa Wade et que vraiment PDS dina ko def xeexam te ñoom wax nañ ni incha allah même colloque bi ñuy organiser ñoom ñoo ciy jiitu M2D Cheikh Tidiane Dièye vraiment keroog bi ñuy def suñu conférence de presse moo ci jiitu. waa FRAPP France Dégage waa mouvement Y en a marre ak yeneen i parti yu bëri yoo xamante ni nee nañ suñu xeex seen xeex la ci dinañ ci àdd vraiment côté boobu. amuñu ci benn problème. léegi docteur yow da nga war a dem ñu ngi jëm ci élection locale bu yàggul. bu fi ak boobee récépissé bi génnul danaa li ñu des ci oustaz weex bëreetul rek ñeent wala ñeenti weer yi pour élection locale yi léegi yow bu ñu demee ba foofu kii bi récépissé bi génnul je crois savoir que yaa ngi bëgg a xëccoo mairie Thiès mais bu boobaa kon ci ban bannière nga la docteur Babacar Diop di demee yow sax xam nga ni tumuraanke ci réew mi xam nga ni récépissé bokku ci ah bon yow mais yow certitude bi nga àndal mënu woon a dem gis Antoine Diome ngeen toog waxtaan discuter sur la table expliquer ko réalité yi ngay wax ni ak sa ay service mën na am mu wala ngeen waxtaan. mën na am mu am na ñu ciy dox jàmm. donc am na ñu ciy dox di gisante ak moom di ma rendre compte am na. maa ngi ciy remercier vraiment le président Alioune Tine vraiment mi ngi ciy dox jàmm. vraiment mu ngi def médiation. mi ngi ciy dox wax dëgg yàlla. voilà vraiment mi ngi ciy dox ñi ngi ciy waxtaan bu baax a baax. Mu Ndiaye Cissé aussi vraiment maa ngi koy gërëm wax na ni aussi moom dinañ ci dox tànku jàmm parce que débat bi yëfu xale la daal. mais yow bokk nga ci ñi nga xamee ne kon aujourd'hui yu mel ni bu amee doone Macky Sall moo nekk ci gannaaw parce que gars yi ñoom loolu laal rek ñu ne boo demee c'est le président. non man du ma yegg foofu. xam nga lu tax au moins tey ñu am benn leader boo xam ne. non xam nga lu tax du ma yegg foofu. dama jàpp ni Macky Sall am na leneen lu mu war a def jàpp naa ni lu fees boppam. lu war a liggéey lu dul wàcc niveau boo xamante ni di lijjanti kii jox ko récépissé maintenant. ñi Macky Sall la nommé te amuñu jaar-jaar amuñu xam-xam amuñu culture bi amuñu taxawaay bi amuñu légitimité amuñu base politique ba surgay Macky Sall yooyu nag pour lu neex borom kër gi chaque jour bu ñu xëyee ñoom moom la ñuy wut boo dugal ko ci guuta. léegi yaa tudd baat bi légitimité justement beneen une ngi nii muy bu L'As yaa ngi ci tey L'As quotidien xëyee na médiatisation et ancrage territorial des hommes politiques 1000 interrogations sur le poids des acteurs mu fësal Thierno Bocoum ak docteur Babacar Diop docteur justement ñu bëri ngi laajte mais lan ngeen peser yéen concrètement ci politique bi fii Sénégal pour que forcément ñu war leen a mën a jox récépissé d'autres Sénégalais d'ailleurs disent mais il y a tellement de partis politiques pourquoi est-ce que docteur Babacar Diop ak ñi mu àndal du ñu dem dugg ci benn parti plutôt que ñuy créer waat encore beneen parti on en a déjà beaucoup trop. Une journal boobu peut-être da koo def pour jaay mais man xam na ni bokku ci man awuma base médiatique rek de. ma am base politique am base sociale Idrissa Seck xam na ci dara. maa ngi woon ci coalition boo xam li ci nekkoon ci ay parti ak organisation ëpp nañ 100 ay kilifa yu bari nekk Pape Diop ak Malick Gakou yu bari nekk fa. kan moo def congrès d'investiture Idrissa Seck benn la ci am à la place de l'Obélisque man docteur Babacar Diop ak FDS les Guelwaar ñun ñoo ko def ñun ñoo permettre président Idrissa Seck amaat doole mu jox ñu gëdd ci coalition boobu ay kilifa yu bari ay anciens premiers ministres yoo xamante ni keroog bi muy nommé mandataire national mi ngi jël secrétaire général adjoint bu FDS les Guelwaar boole kon journalistes yi peut-être mën nañu bind yenn yi mais ñun. mais yow am nga base. ñun am nañu. base politique. am nañu base sociale FDS mi ngi ci les 14 régions du pays. FDS mi ngi ci diaspora FDS am na ay structure de jeunes FDS am na ay étudiants FDS am na ay jigéen FDS am na ay cadres FDS am na ay universitaires ay boroomi xam-xam yoo xamante ni ñi ngi ci bitim réew di liggéey ci ay institutions yu mag a mag ay universités yu di jàngale yoo xamante ni yéen xamuñ leen ñu bokk FDS bis bu ne di bind di liggéey pour FDS vraiment xar kanamam gën a yàgg. kon ñun loolu vraiment donc ca encore une fois de plus. El Hadj Maodo. Nicolas. ñun keroog bi ñuy génn PS le 30 octobre 2017 dama xalaatoon ni Léopold Sédar Senghor mi créé PS ci parti la nekkoon bu tudd SFIO président Lamine Gueye
keroog ba muy génn SFIO di tabax parti dafa amoon yéene tabax parti bu ëpp doole SFIO tabax BDS yàlla may ko ci fit woowu ñoom Senghor ak ñoom Mamadou Dia tegoon seen tànk foofa laa teg am yéene tabax parti bu ëpp doole PS am yéene man docteur Babacar Diop ñu àndal am yéene tabax historiquement parti bu ëpp doole ci histoire du Sénégal parti socialiste ak FDS les Guelwaar ñun ci liggéey boobu lañu kon ñun weesu nañ mbirum récépissé bu doon këyit kese la bëgg sa këyit plus de 400 récépissé ñu ngi ci dëgg ñun parti la ñu bëgg a tabax ñun parti la ñu bëgg a jëmbat mu nekk un parti africain un parti boo xam ne dañu ko tabax ci xalaat ci xam-xam vraiment docteur justement lan ngay tontu sénégalais yi ne parti yooyu ngay tudd y en a trop plutôt que ñu wàññi leen yéen ngeen bëgg ñu yokk leen encore non parti yi kenn waru leen wàññi parce que démocratie la liberté la constitution bi ci boppam moo wax nañ ko créé waaye yaa parti et parti parti yi bëri nañ mais yan parti ñooy animer le débat politique parti yooyu li ñuy bëri yaa ko waxal sa bopp tey ji mënoo fi tudd juróomi parti ci boole woo ci FDS les Guelwaar kon affaire mënoo ko ci boole mënoo tudd tey ci réew mi parti yu ci ñaari at yi ñu génn parti yi nga xamante ni ñooy animer le débat politique au Sénégal ci seeni taxawaay ci xeexu askan wi ci génnewoo ci FDS kon sélection bi c'est naturel ku bëgg a tabax parti wala ku bëgg récépissé sax laay wax jox ko récépissé parti ak récépissé bokkul ñun du récépissé la ñuy wut ñun parti la ñu bëgg a tabax parti la ñu bëgg a oustaz docteur mu ngi wax ne de toutes les façons FDS am na lu mu représenté sur le plan politique ñu bëri ñu ngi d'ailleurs ñu ngi en direct ci chaîne YouTube bi am na ay interpellation ki question ñu ngi leen di sant di leen gërëm mbokki internet yi ñu bëri dañuy wax ne justement pourquoi est-ce que FDS bu docteur Babacar Diop bu fekkee ne moom ak ku mel ni Ousmane Sonko dañoo bokk gis-gis ci yu bëri ci wàllu politique mais pourquoi du dem seey ci Pastef benn yoon ba bëgg a créer par force les Guelwaar alors que Pastef a ngi fi docteur. waaw Pastef samay mbokk lañ samay am di jàmm lañ bokk ak ñoom liggéey ci M2D ci liggéey bu rafet vraiment dans le respect yéenente jàmm di demlente vraiment donc ñu nekk ay jàmbaar aussi vraiment ñoom it bi ñëwee ci langue gi seen taxawaay donc am représenté lu fort représenté ko ci xale yi représenté ko ci réew mi bokk ci ñi changer vraiment la politique ay dynamique yu bees vraiment mais bon je pense que non du loolu bokkuñu ay trajectoire Pastef bi mu juddoo peut-être yàggul mais FDS tur wi ci boppam mën na am yàggul waaye xalaat bi sori na moo jiitu judd gis nga xalaatu FDS ma nga judd ca guy ga lycée Malick Sy boobu ay élèves la ñu woon ma nekk président du foyer du lycée El Hadji Malick Sy sama bakkan bii ñu toj moom bañ koy toj booba j'étais le président du foyer du lycée El Hadji Malick Sy ñiy xeex ngir Thiès am yeneen i lycée ngir xeexal suñuy moroomi élèves ca xeex yooya ca la FDS juddoo xalaat yi nga xamante ne ñoo lal FDS booba ba léegi mu nekk JDS après nekk FDS les Guelwaar nekk FDS après mu nekk FDS les Guelwaar kon trajectoire boobu aussi nañu ko nit ñi nangul jàpp naa ni classe politique gu Sénégal mën na am ay Ousmane Sonko mais aussi am na ay place aussi mën na des na ay place yoo xam ni ñoom docteur Babacar Diop ak ñu mel ni ñoom mën nañ ko occuper. est-ce que xalaat ngeen ànd ci je sais pas moi moo xam élection yi wala whatever. oui ñooy ànd incha allah ci élection yi ñu jëm ñu ngi ci ay waxtaan yu sori jàpp naa ni donc dinañu ànd incha allah ak Pastef ci élection yi ñu jëm kon yow li ma wax sànq ne yow ak Thierno Bocoum yéen a nekk ci une L'As Quotidien Thierno Bocoum qui fait l'actualité également kon yow doo bokk avis ak Thierno Bocoum mi nga xam ne jamono yi génn na wax lu am solo dénoncer lii mu dippee démarche sectaire bu yenn parti yi def bëgg a booloo bu ci mel ni bu Ousmane Sonko ak bu PDS ak ban la sax ne danaa ñett lañu ñu bëgg a def coalition moom il les a appelé une coalition de pression mooy Ousmane Sonko Karim Wade et Khalifa Sall mu nga waaw bon xam nga ay jafe-jafe du tax nga toj lépp coalition bi bien sûr amoon na ay jafe-jafe ci peut-être nan la war a juddoo bokk naa ci ñi jàpp ni mënuñu bàyyi ñaar ñetti organisation taxawal seen coalition
après woo ñi ci des loolu xel nanguwu ko donc il faut le respect de la dignité des organisations mais bu ay jafe-jafe amee ay nit bu ñu àndee cay waxante dëgg ca ñime dëgg aussi bu ay jafe-jafe àndee dañuy continuer di waxtaan bu ñu waxtaanee si nous sommes tous de gens de bonne foi te ñun ñëpp Sénégal rek di suñu yéene liggéeyal Sénégal te ñun ñëpp ñu mën a liggéey rek ngir Macky Sall jóge fi jàpp naa bu ñu waxtaanee ku ci nekk di nga bàyyi dara pour ñu mën a avancer ay waxtaan yooyu ñu ngi koy continuer te jàpp naa ni coalition bi dina am ànd nga ci coalition bi ànd naa ci maa ngi ci biir fañ koy nosee mais problème bi mooy nan lañ ko war a présenter loolu moo doon jafe-jafe bi mooy loolu mooy ëpp na 4 yooyu mais ci méthodologie de travail bi foofu la ñu buté foofu la ñu amoon ay problème ñu am na ñoo xam ne dañu jàpp ne nañu bàyyi 4 yi lancer coalition bi après ñeneen ñuy doog a dugg si ñeneen ñi ne loolu nangu loolu xel nanguwu ko ginnaaw ñun ñoo ànd xeex yëpp ñoo bokk opposition bi ñoo bokk xalaat yi ñoo bokk yéen a bëgg a ànd waaye bis bu ñu koy lancé nañ ko ànd pourquoi loolu dire que yéenu nen la quoi voilà ñu neen la donc léegi man damay dellusiwaat tuuti ci gannaaw parce que dangaa wax ay wax yoo xam ne après ñëw ci wàllu 15 millions yi parce que tamit foofu tam am na laaj yu la fi war a laaj mooy da nga wax léegi ne Macky Sall am na beneen liggéey bu dul ëpp di wàccee boppam ci ñàkk fayda yii ci affaire récépissé ba yàgg nga daan ne ci biir wax ji nga ne waaye nag Macky Sall kon mi ngi def beneen affaire waaye nag daal di nommé ay cuune yow yaa ko wax de kon kay Macky Sall cuune la bu fekkee ñi mu nommé yëpp ay cuune la ci yaa ko wax de ñoo xam ne am incompétence mënuñu xamuñu yaa ko wax léegi di Macky Sall kay bu dee ñi mu nommé ñëpp mënuñu xamuñu amuñu xam-xam ba noppi amuñu compétence ba noppi nga ne léegi Macky Sall am na leneen lu muy def lu loolu gis nga paradoxe boobu da nga bëgg a neexal sa émission waaye xam nga ni baatu cuune waxuma ko am naa respect ci Macky Sall non je veux dire ñi mu nommé quoi ñi mu nommé ragal moom xam nga ni xawma ko waaw d'accord mais xam sama jaar-jaar xam na ni li doon ragal ci man yàlla dindi na ko fóot ko ba mu teg waaw donc li ma mën a wax Macky Sall ci ñi mu nommé ci ñi mu nommé wax naa amuñu xam-xam amuñu xam-xam bi amuñu jaar-jaar bi amuñu compétence amuñu légitimité bi amuñu légitimité bien sûr qu'est-ce qu'il représente dans ce pays lan lañ jàng lan lañ xam ci yaakaar nga ni Antoine Diome bu amoon dara ci xam-xam xam dara ci histoire u Sénégal ànd ak dara ci sagoom dina indi débat gelawaar fii ci Sénégal ba ñu indi les 23 li xew mois de mars ba pare indil ñu affaire panneau publicitaire Bougane may cuune yi ci boppam ñoom ñooy dugal président Macky Sall ci garaawaali loolu laa wax mais mosuma wax ni Macky Sall non waxuma Macky Sall cuune la de non dama ne boo ne moom Macky Sall moom li ma ko war a wax non waxuma ko man aussi j'ai pas dit ça li nga ko war a wax donc koy wax mais justement puisque on parle de Macky Sall yaa ngi koy cité ci benn interview boo def le week-end dernier ak waa ITV nga wax ci lu graaw nag loo xam ne site internet yu bëri reprendre nañ ko xam naa ne tey moom bu ma la ci laajee sax xam naa doo delluwaat ci baat yooyu parce que tellement dafa graaw ci tubaab mu ngi doon jàkkaarloog Mamadou Ibra Kane mu ne si Macky Sall s'entête il parlait du 3e mandat il y aura des morts. waaw site yëpp reprendre ko. waaw naa loolu doo ci jaaraat. waaw mooy bu Macky Sall dëgëree bopp rek loolu kat xanaa ma ne ko wax ci wolof. yéen da ngeen a bëgg a neexal seen émission rek waaye xam ngeen ni li ma waxoon dara. laa ci dindiwul ku dëgër bopp virgule sax dindiwuma ko ci. ah bon mooy. Macky Sall ci boppam ne yërëm askanu Sénégal yërëm boppam xam fan la jóge ak teraanga yi ko yàlla defal waaw ak fi mu jóge ci xeex ak président Abdoulaye Wade askanu Sénégal taxawu ko jàppale ko mu fàttaliku lu xew 2012 ci candidature président Abdoulaye Wade ak ñi ci ñàkk seen bakkan mu fàttaliku Mamadou Diop à la place de l'Obélisque mu fàttaliku mois de mars événement yi fi amoon mu fàttaliku li dee ci ay nit ci Côte d'Ivoire keroog ba nga xamante ne Alassane Ouattara bëgg na def 3e mandat mu fàttaliku lu dee ci ay nit fële ci Guinée bi nga xamante ni président Alpha Condé bëgg na def 3e mandat mu fàttaliku yërëm boppam yërëm askanu Sénégal yërëm ndawu Sénégal ba mbirum 3e mandat ci boppam mu teg ko suuf su dëgëree bopp xuus ni da koy def par force moom ci boppam xam na ni ay bakkan dina wadd moom xam na ko loolu laa wax ci dindiwuma ci virgule. ok loolu kay moom defe naa ne sax am na ñeneen ñu ko waxoon avant nga koy wax mais beneen bi ci tegu mooy fukki millions ak juróom la ñu laaj bon boo ko defee nag bu dee départemental ak benn kon fanweeri millions lay doon est-ce que dama gis nag ñenn ñi di wax naan candidature indépendante yi ak yu demee noonu dañ leen bëgg écarter individuellement parce que nangam alors que benn bokk yaakaar ñoom bu ñu joxe seen 15 millions yi yéen ban lecture ngeen ci am. réew mi ci boppam soo ko xoolee ñu yor langue politique di décider. wala ñu tàccu ni loolu baax na mooy ñi nga xamante ni dañu nekkoon ci nguur gi sàcc alalu Sénégal yor alal kese. ah bon
ñi fi yor parti yoo nga xamante ni mën nañu génne alal jooju fu ñu jóge fu ñu nekkoon ci nguur gi lañ nekkoon bu njëkk mooy ñi wala ñu mer génn tabax seeni parti wala ñoo yor alal ji ñoo xam ne mën nañoo fay 15 millions commune 15 millions muy 30 millions fan lañ wax ci démocratie ni ko amul xaalis waruloo bokk xaalis bi ñu ko yor ñan la mooy ñi nekkoon ci nguur gi mooy ñi fa nekk tey wala ñi nga xam ne mus nañoo nekkoon ci nguur gi loolu nag du démocratie ci boppam da nga koy suuxat ni nga koy suuxate mooy ñi am ay xalaat ñi am ay taxawaay da nga leen di jàppale dimbali leen ñu mën a participer ci commune ndax li élection locale la élection citoyenne la waaye tabax loo xamante ni ku amul fanweeri million mënuloo cee bokk ca ña koy wax ñëpp am na ñaari at ñeenti at wala fukki at ci ginnaaw yoruñu woon lu suukar café ci boppam loolu mooy ñoom ñoo jël alalu réew mi. réew dañoo sàcc alalu réew. ah yow yaa ma gën a xam ni ñiy politique ci réew mi xoolal situation réew mi. léegi fi Sénégal dong ngay gis. koo xamante ni avant muy nekk ministre yorul woon ñaar dërëm wala daal luye woon xëy nekk ministre yor ay kër yu bëree bëri boo xoolee sax léegi parti politique yu bëri yi ñuy tabax boo génnee permanence yi siège yi lan la seen benn ancien kër ngay jël daal di koy def siège loolu moo fi bari ci réew loolu est-ce que mën nañu imposer classe politique bi imposer citoyen yi ni ko amul 30 millions doo bokk ci élection yi loolu du dëgg du yoon et je pense que ni loi bu arbitraire la décret ministre bi lu arbitraire la lu teguwul ci dëgg teguwul ci yoon voilà. Sauf que pour l'instant moom moo fi nekk te moom la gars yi nar a demee apparemment ci élection moo fi ne mais du tey tu si ñu ŋàññi ko rek. d'accord sànq bi yaa ngi tudd Macky Sall lire naa ci sa benn interview justement puisqu'on parle de la classe politique nga ne l'unique chance de Macky Sall est son opposition qui est faible et incohérente. Est-ce que cette opposition mi nga doon wax il y a de cela quelque temps dafa nooy quoi est-ce que opposition boobu mu ngi nooy ba tey wala. oui sauf que interview bi am na plus d'1 an c'était avec Pape Alé Niang. moo tax ma ne ba tey. voilà mais am na événement bi fi am mois de mars boo xamante ni may na opposition mu dellu si waat ci jeu bi mois de mars soo xoolee M2D change la pour opposition sénégalaise parce que di nga fa fekk ay mouvements citoyens yu mel ni Y'en a marre di nga fa fekk ay mouvements sociaux yu mel ni Frapp France Dégage fekk fa ay partis politiques yu mel ni Pastef fekk fa ay partis politiques yu mel ni Cheikh Bamba Dièye fekk fa ay partis politiques yu mel ni FDS vraiment ñu lënkaloo di liggéey bu am solo boo xoolee xeex boobu moo tax événement mois de mars yi président Macky Sall dellu si waat gannaaw et depuis lors jàpp naa ne bu fekkee sàmm nañ M2D bañ ko ruube M2D jàpp naa ni taxawaay bi opposition sénégalaise war a taxaw pour bu Macky Sall bëggee sax 3e mandat ñu mën a jàkkaarloo ak moom jàpp naa ni réponse boobu M2D dina ko mën a indi. est-ce que yaakaar nga ne Thiès ni mu nekkee milieu bu sensible ci wàllu politique ville rebelle et tout nekk dëkk boo xam ne bii yéen a fiy sànni woon Abdou Diouf ay xeer ne voilà jeunesse malsaine et cetera ngeen xeex ak moom ak waa PDS ya fa nekkoon aujourd'hui nga soxla foofu benn roq ci Thiès alors que y a Benno Bokk Yaakaar y a Idrissa Seck y a dafa Thiès waaw yaa Pastef foo Thiès yow man nooy mën a fële foofu dina ma jaaxal trop. dina jaaxal moo jaaxal ñëpp Maodo daal Thiès dafa garaaw de. Maodo yaa ngi may tooñ de. ah déet waaye sëñ bi. yaa ngi may tooñ. ah lu tax. tax nga ne man benn roq laa soxla Thiès man ma soxla Thiès nga ne ma Thiès benn roq laa. Thiès waaw foofu gën a garaaw roq. nga ne ma benn roq laa soxla Thiès. mais même bu dee mairie ba am roq la mais ci wàllu wolof c'est que Maodo li mu la bëgg a wax tamit dëgg la mooy kàngam yi nekk foofu yëpp waaw nga bëgg leen a bokk yow nga jékki-jékki ñëw nii rek ak quelques mois des élections nga ne damay jël Thiès jékki-jékki wu ma ñëw de. ah baax na dana tàng de. man jékki-jékki wu ma ñëw de. musuma yàkkamti ci li may def. ah te yaa ngi dem fi ndul ni ma ni musuma yàkkamti. d'accord. ma am trajectoire am jaar-jaar 97 98 ma fekk Djibril Diaw may jàng samay morom di xeex dama bokkoon ci xeex yi ànd ak ñoom ma ñëw lycée El Hadji Malick Sy bu Thiès nekk président du foyer ku xam Thiès xam na lu lycée El Hadji Malick Sy di tekki ci xeex yi daan am Thiès. personnel Abdou Diouf yëpp ma nekk président du foyer du lycée El Hadji Malick Sy doon xeex pour Thiès am ay lycée yu bees tey jii yàlla suturaal nañu man ba ma nekkee président du foyer lu ñu doon suñu plateforme point ba ca jiitu woon mooy Thiès dafa war a am lycée yeneen i lycée yàlla dimbali ñu plateforme boobu bañ ko tegee gouvernement bi ñëw tabax 2e lycée ñu tabax ko ci sama tool baay fële ci Sampaate sama papa Xaban Diop suñu tool fa lañ tabax lycée bi nga xam ne ñun dañ ko doon xeex
pour Thiès am 2e lycée yàlla def bi ñu tabax 2e lycée tool bi nga xamante ni fi lañ ko tabaxee ñun bay nañ ko bi ñu nekkee xale ba tàyyi ma ñëw nekk université Cheikh Anta Diop di xeexal waa Thiès nekk naa ñaari yoon président de la coordination des étudiants thiessois Thiès musta woote xeex ca taxawuma booba ba léegi ma ànd ak Thiès di xeexal ndaw yi waa Thiès. kon gëm nga ne waa Thiès dinañ la voter comme maire de Thiès. parce que gis nga leader buy màgg da ngay màgg ak sa génération. Idrissa Seck génération am ñoo ko mayoon doole mais chantier de Thiès yi xale yi judd ginnaaw. mais ba léegi am na fa doole ah. weddi waxuma loolu man Idrissa Seck mënuma lu dul wax ju rafet ci moom parce que fa ma aw ak moom. Idrissa Seck là c'est autre chose. kenn du mës a dégg man may wax ju ñagas waaye bokkuma ak moom gis-gis bokkuma ak moom ci yoon politique. xale yi ko mayoon doole ci Idrissa Seck mooy ña mu bokkaloon génération wala ña fekke woon chantier de Thiès xale yiy juddu ginnaaw bi maanaam gisuñu mbay dégguñu mbay te bëgg nañu mbay waaye xale yii ñoom dañoo gisul Idrissa Seck dégguñu mais ñoom docteur Babacar Diop la ñu gis moom la ñu bëgg am na solo. alors Babacar man de sama question bi man xam nga yow jaaxalu la Thiès ni mu grave mu bëgg mbëkk gars yi jàll gis nga affaire boobu daal man fi ne gis nga mais nag nous sommes en politique aussi waaw lépp moom xeex la rek ah Maodo loolu nangul naa la ko moom président Senghor bi muy taxawal parti dañ ko ne woon guy gi fi ne foo koy jaar Lamine Gueye la fi fekk oui bien sûr moom sax daa xawoon ragal parce que jàpp na ni guy googu moom góor gi Ibrahima Seydou Ndaw bu Kaolack ñoom Mamadou Dia ñoom Boissé Palin ñoo ko may doole yokku ko fit ñoom Ibrahima Sarr président Abdoulaye Wade bi muy tax ba waxal parti si guy gu toll ni Senghor la fi fekk ak ñeneen ak ñeneen adduna moom day dox man dama bëgg défi waaw dama bëgg défi et bëgg Thiès am fierté Thiès nekk sama base politique sama base sociale ma bëgg Thiès bëgg sama génération bëgg xale yi Thiès élèves études def naa une longue tournée à Thiès boo xam def naa fa 15 jours boo xam ne waxtaan nag tailleur yi waxtaan nag jakartameen yi waxtaan ak mouvement sportif bi waxtaan ak élèves Thiès yi waxtaan ak étudiants Thiès yi waxtaan ak artistes yi pour wax leen sama yéene ci dëkk bi ca li ma wóor mooy jàpp naa ni man Thiès dina ma jàppale ci sama carrière politique Thiès dina ma jàppale ci li nga xamante ni moom laa ko bëgg ndax mooy sama yéene ci Thiès defar la ca ñoom waa Thiès xam nañ ni sama yéene nekkul lu dul jàppale Thiès defar Thiès dimbali Thiès ndaxte dama bëgg a fay bor bi nga xamante ni Thiès dama koo lebal te mënuma koo fay. merci docteur Babacar Diop xam naa ne campagne bi moom bés bu dooree lii lépp li nga dajeeg jeunesse beeg ñu femmes yeeg yooyu yëpp di nga am opportunité ak occasion fësal ko yaa ngi jot ay menaces de mort ba léegi wala. oui menace de mort maa ngi ko jote woon ci problème Ousmane Sonko bi temps boobu dëkk bi jaxasoo na ma amoon ci taxawaay bu fés. boo xam ne neexul woon ñenn ñu bare jamono boobu woon nañ ma def ci ndànk ñii di yàq def ci ndànk mais man injustice laa mënta nangu benn bis benn waay jaar WhatsApp donc wax ma ni ma yow yaay défendre waaj yi nga xamante ni saaga Ousmane ni ma yow yaa koy défendre et donc soo continuer ci boppam sa bakkan danañ ko jël donc bi mu waxee loolu avec notre avocat jour bi ñu waree dugal la plainte mu dañanteeg médiation la xalif général des Mourides délégation bi ñëw seet si ñu Dakar mu ñu fexe teg leen lépp jàmm la sëriñ bi woote daal bu ngeen ko mayee ak sëriñ bi délégation bi mu yéene ci teggin daal ma jàpp ne comme sëriñ bi jàmm la woote ca dëkk baa ngi dal bi ma ci waxtaanee ak maître Moussa Sarr vraiment ñi jàpp ni nañu dimbali yoonu jàmm woowu may chance jàmm daal ñu teg lépp ci suuf moo taxoon plainte. lu tax ma laaj la. dan la yóbboon dan la mos a tëj kaso. man liñ ma tëj ci kaso bi kay bari na. non je sais maa la ko sant war noonu rek. li tax ma laaj boobu sax mooy dañu nemmeeku justement démb ay violence te demagul fenn li ñu naan violence préélectorale. la Pikine Nord waaw muy ci banlieue bi loolee du lu ngeen di ñaan de. j'espère non violence moom man moom mënuma ko rafetlu mënuma ci àdd mënuma ko daganal waaw vraiment na xel yi dellu si na préfet yi def seen liggéey ak sous préfet yi vraiment ñu wàññi parloo gi bari na ci trop ca parloo googu mooy indi violence et je pense que parti politique yi nañ leen jox seen àq
représentants yi ci commission yi ñu jox leen seen àq bu ñu ko defee jarul xeex parce que ñu dem bu jour élection yi 23 janvier soreetul je pense que askan wi dina mën a àtte. très bien docteur maa ngi lay sant bu baax man ak oustaz Maodo Faye ñu ngi lay sant di la gërëm ci wuysi bi am na solo bu baax a baax ma fàttali mbokki internautes yi ak mbokki auditeurs yi ki doonoon suñu gan ce jeudi mooy docteur Babacar Diop bu FDS Les Guelwaar ñu ngi topp ba xam loolee fu muy mujjee par rapport ak récépissé bi nga xam ne ñoom ñu ngi ko xaar ci ministère de l'intérieur mais li leer ba leer mooy de toutes les façons docteur wax na ne par A ou par B ñoom dinañ jot seen récépissé loolu nan lay demee dinañ topp xibaar yi ba xam fu mu mujjee mais ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci wuy si bi. Nicolas maa ngi lay gërëm am naa mbégte ñëw fi El Hadj Maodo. ñu ngi lay gërëm bu Sud baax FM mais di nuyu waa Thiès yëpp rek di leen wax ni dootu leen sàmmi mbaam ndax seen gëléem màgg na. loolu waxi wolof la. waaw. kon loolu leer na. kon jërëjëf docteur Babacar Diop FDS Les Guelwaar jërëjëf oustaz Maodo Faye maa ngi lay souhaiter un bon week-end. jërëjëf on se retrouve la semaine prochaine fan nga may digal ma dem week-end bi wala ma dem Thiès rek. déet yow kenn daa xam foo mën a demee. ah ndax dama lay kar fii du ma la gis. docteur foo booba doon digal ma dem. fenn ci Thiès noonu week-end fan nga may digal. non demal chez Babacar Diop. quartier bi dàq Thiès mooy Sampaate. Sampaate parce que fa la dëkk. très bien kon nag waa Sampaate maa ngi fay ñëw week-end si parce que mooy quartier bi ñu war a dem week-end bi le week-end. non boobu moom boo fa demoon Nicolas. non dootoo ko réccu. macha allah non ak ñoo man gan. kon nag jeex na. damay man ñu ma teral rek laay. sa fa demoon am na sama yaay booy bu fa nekk. Adja Ramatulaay Ba. Adja Ramatulaay Ba. yii yaay booy ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi ñëw Sampaate. waaw teranga Thiès wala teranga sénégalais. lépp la lay wan. Machallah. Jaa ngeen jëf merci à l'équipe technique merci à l'équipe digitale merci à vous tous d'avoir été avec nous depuis lundi ak Mbacké Sylla ak Maodo Faye et puis en fin de semaine comme d'habitude ñu indi leen gan gi pour terminer la semaine en beauté c'est un plaisir que de vous accompagner tous les matins ci ndekki li émission nandite yi gis nañ ni ngeen ci xëree léegi ni ngeen ko soppee ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm sant bu amul àpp di sant di gërëm aussi sponsor yi leen koy may suba su ne boisson punch ndoxu waalo tàngal bége ak orange jaa ngeen jëfati salut à tous passez un très bon week-end en famille ou entre amis comme vous le voulez comme vous le sentez on se retrouve la semaine prochaine d'ici là n'oubliez jamais viser la lune c'est important n'est-ce pas salut ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi. ndekki li émission nandite yi